Futurs Médias dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki jàpp leen ne fukk ak benn ci weeru safar atum 1443 xam ngeen ne safar gi bi mu teroo di ko daree benn fan ba jàpp ci fukki fan ak juróom-ñett yi li nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi dañuy faral di am mel lu ni mel ci gox-goxaat yi di ci berndel itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni ay ñooñ lépp ngir dëgmal màggaluk maam borom Touba Xaadim Rasul bi ca diwaan bu Kédougou itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi daal nañuy noppi ginnaaw bu ñu fa jugee foofee la ñuy wutali faneen foo xamante ni daañu àddu ak jafe-jafe yi nga xam ne nag askan wa ñu ngi koy dund ci la jamono diwaan bu Kolda bu mel ni nag xotal yenn ci ay soxna ak itam yenn ci yoo xamante ni di ay métital yu ñu doon teg seen i ay kaw jamono yi nag daanaka wàññeeku na ginnaaw ab xeex woo xamante ni ñenn ci ñoo xamante ni boobaak léegi ñu ngi ci yëngu ñu ngi ko doon def daañu fa dem fekk fa Abdoulaye Diallo daañu wax itam ci lu ñeel wàllu tàggat yaram basket ci soxna yi réew bu Sénégal xam ngeen ne daañu amal seen ñaareelu sorti ni ki ëllëg lay doon ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Égypte la ñuy dajel moom Moustapha Gueye li mu xamle moom moo di daane def kéem kattan waaye itam xirndal gaynde yu jigéen yi bu baax a baax ngir rek bépp raw gàddu woo xamante ni dinañ ko amal ci wowle jongante ñu daal di koy indi fii ci réew bu Sénégal ginnaaw waxtaan woo xamante ni séq na ko ak Mor Bassine Niang di ki nga xam ne moom la ñu yebal jamono yi ngir rek mu daal di ñuy jukkil lépp lu di xibaar ci wàllu compétition mbokk yi lu ni mel buñ ci noppee ñu daal di faram fa jërë ngeen jëf mbokk yi ñu door xibaar yi ak itam réew bu Sénégal jàppale ne nag jamono yi ma nga ca kaw ti tundu Afrique mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di xarañ tey rek lu wal projet bu digital wi nga xam ne nag daal di nay jël prix Africa Digital Manager Award nag nga xam ne daal nañ koy jagleel caisse bu sécurité sociale ak itam IPRES ca diwaan bu Maroc jamono yi nag jàppale ne lépp lu ñeel jafe-jafe yoo xamante ni yenn ci ay liggéeykat ñu ngi ko doon dund daal na leen di dëkk muyu ñu teewlu reportage bu Habib Faye ak Mardian. lii di beneen raaya bu réew mi am bile yoon ñoo ngi ko jagleel meilleur manager bu Afrique li lépp bu anto bokk na ci gannaaw ba ñu booleeg seen doole waa caisse de sécurité sociale ak waa IPRES. côté stratégie bi la ñu foofu la ñu participer mais am nañu ay équipe ñoo si jàpp ba ñu am résultat bi donc il faut que ñu féliciter dans ce cas projet bi dina jàppale Sénégal économiser lu bëri pare utiliser système bi au lieu que ñu des ci système caisse ak système IPRES. waral na itam projet bi daa tax kenn dootul soxlaati di defi ay déplacement di rang bay sonn ci kanamu guichet yi. lu gaaw lu efficace. ak tamit luy noppale employeur yi comme ni ma la waxoon au lieu que employeur dem caisse def déclaration ba pare jóge fa dem IPRES léegi benn lay def loolu la Banque mondiale laajoon maanaam ñu boole pratique yi def ko benn rek pour simplifier parce que employeur yi dañ ci sonnoon nga def ñaari déclaration ñaari déplacement ñaari chèque loolu yëpp dañ na benn déclaration nga toog sa kër def ko bañ a ñëw sax ci ñun nañ ko jot pare fayaale foofu ba pare soo soxlee attestation de régularité loolu yëpp mun nga ko def ci suñu site internet. prix ADMA African Digital Manager Awards moom jagleel na ki nga xam ne moo gën a xarañ ci wàllum digital fii ci Afrique Sénégal kaka teewal di directeur bu yor wàllum système information bu caisse sécurité sociale di Birane Ngom moom moomee ci boppam sax ne faaw rek ñu gën a boole suñu doole ngir Sénégal mën a nekk benn hub numérique. jërëjëf Habib Faye xam nga ne safar wi teru na boobaak léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi wéy di ko def ni ki tey yemook fukki fan ak benn ci weeru safar atum 1443 boobaak léegi taalibe yi di wéy di jàng xasiday Serigne Touba Xaadimu Rasuul yi waaye itam bernde yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci goxaan yi di ko séddale mbokku taalibe yi boobaak léegi ñu ngi koy amal ñu dem ca diwaan bu Ndar Géej fekk fa ay taalibe yoo xamante ni ñu ngi wéyal mbir mu ni mel Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ci mbedd ak koñu Ndar yëpp li ñu gën a nemmeeku mooy ay ndaw taal seeni cin ñii di def ay bernde ñii di jàng alxuraanu kërim waxu yàlla bu sell bi ñu ci des nag di jàng xasaayit lii nag ñu koy amal ci weeru safar bi
ndaw yi nag dañu farlu lool ci mbir mi di joxe lekk di joxe naan waaye tamit njàngum alxuraan bi ak xasida yi fu nekk lañ koy dégg. dañuy def ay bernde di jàng alxuraan waaye tamit amal njàngum xasaayid gis nga niñ ko amale nii lii rek day wane ni ndaw ñi tey dañu tënku ci Sëñ Touba njàngaleem ak itam yoon wi nga xamante au niveau de ce pays et la réponse aujourd'hui elle est Cheikh Ahmadou Bamba. safar bi sëñ bi dañuy sant la yàlla bis ba yegg seegul waaye bu weer bi teroo rek dañ koy commencé ba keroog bis ba yegg. nekk nii defar nañ njëkk yi ba pare da ngaa fekk ñu nekk ci wàccaayu añ bi ba soxna yi yaay faal yi ñoo nekk noonu ci añ bi. taalibe murid yi nekk ci diwaanu Ndar Géej ak ci réew mi yëpp benn fan ci weeru safar ba fukki fan ak juróom-ñett nii lañ koy amalee mu doon ñu bare di rafetlu waaye ñoom seeni kàddu nee nañu lu tax ñu koy def mooy Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xaadim Rasuul moo ko digle. doon ay ndaw yoo xamante ni doon ay taalibe Sëriñ Tuubaa ñu ni pourquoi pas mënuñu organiser ay safar def ay berneer jàng xasida wàccee kaamin xam nga waaw ñun moom dañ doon ay ndaw yoo xamante ni moom ay ndigal Sëriñ Tuubaa rek ci la ñuy wéyu quoi. du professeur Moustapha Diakhaté bu kuréelu ñaari rakk yi Sëriñ Tuubaa Mbàkke Xaadim Rasuul na mu ko digle woon noonee nag la koy taalibe murid yi di amale. ka sant la gis nga dañuy Italie Touba France Belgique un peu partout dans le monde ñëpp a koy def waaye woote bi nag Sëñ Fall moo ñu dimbali. seral seen xol bis boobu bisu cant gaal la boo xam ne daal wax dëgg yàlla jàpp naa ne ndar gi nga xam ne moom la mottalee mbir mi ñëw julli fi ñaar rakk ndar kenn war leen ci mën. ay fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar réew mi yëpp ñuy dégg ay xasaayid njàngum alxuraan ak bernde yu mucc ayib yoo xamante ni itam ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi taalibe murid yi di ko amal ngir sante ko yàlla. Ousseynou mu mel ni nag kaay leen santale ma borom bi la Ahmadou Bamba waxoon jamono yi nag ñu bëri ci ay taalibe yi daañu bàyyee ko fu nekk ci biir réew mi ak itam ca biti réew waaye jàpp leen ne ca diwaan bu Kédougou foofee nag noppi nañ fédération yu murit ya fa nekk nag jamono yi nag ñu ngay woy def seen kéem kàttan ba képp koo xamante ni da di taalibe nekk ca boobule gox nga mën a wutali ca dëkk wu sell wa di Touba Mbacké Ibrahima Jabaxate. murid yeewu fii ci diwaanu Kédougou ñu ngi wàcceel bu baax a baax Magal de Touba édition 2021 ginnaaw fan bu njëkk ci weeru safar ba léegi wàccaay Magal Touba bi dooroon na ak ay mbernde yu bëri yi ñu jot a nemmeeku ci biir commune bu Kédougou pour gën a mën a jàppale taalibe yi ci njëgu transport yi kuréel bu ëmb organisation bi jël na ay matukaay. ba alxames ak jàmm mooy dernier départ bi ndax fi mu ne nii fii mooy wax yow tey nii ba alxames ba bu jot ay bis bu ñu demee nag ba alxames incha allahu rabbi li fi desoon lépp xam naa doole ci ay 20 bis danañ dem incha allahu rabbi ca dëkk bu sell mooy Touba àggale fa leen ci safar bi nag waaw mooy li ma la wax rek ndax bis bu nekk 72 personnes lay jël chaque jour fi mu toll nii départ na am ñaari bis wala ñett comme depuis mercredi ba léegi bu zone nag incha allahu rabbi lu tolloog 20 bis ñooy dernier départ bu ci nekk 72 personnes xam nga loolu boo koy tag dana bari lool. façon taxawaay bi murid yi amal seeni taalibe indi na saafara ci jafe-jafe ci wàllum transport bu xawoon jaaxal pèlerin yu bëri yi nga xam ne ñoo fas yéenoon màggali Touba. ginnaaw loolee ñu jagleloon màggaluk Touba bi ñu àddu ci leneen mbokk yi mu ñeelu lànguk politique bi fii ci réew bu Sénégal bari na ci ay xaxarante yoo xamante ni dañu ko ci nemmeeku du dara loo xamante ni ñàkk bañ a rek dëppoo ak li nga xam ne moom moo di xalaatuk sak naataango moom moo ko waral du samay kàddu ki ko xamle di njiit bu parti idéaliste libéral moom Adama Seck jamono yi nag taxaw temb ngir rek daal di dàq bépp féewaloo woo xamante ni dañ koy nemmeeku ci ay parti politique ñu teewlu ay kàddoom ci micro Amadou Ba. conséquences yi ñun gis nañu ko fekk violence gis nañu ko bu bari recul démocratique foo ko defee yaa ngi indi pauvreté yaa ngi indi corruption yaa ngi indi endettement yaa ngi indi chômage yaa ngi indi inflation bi nga xamante ne ci la ñu mujj tey pour gars ñi nag au lieu que ñu woon solution yi ñuy faral di jël mooy ay coup d'état ay terrorisme wala ay putsch électoral yokk sa mandat te fekk jaaduwul waruloo ko am naka noonu wala boog nga assassiner sa adversaire ci loo xam ne di yoon tegu ko yàlla kii ko wala boog ñu def ay coalition yoo xam ne benn parti ci boppam légalu ci Sénégal parti lu coalition yi ñu nekk nii tey benn coalition légalu ci ndaxte ñoom ñëpp dañu violer constitution bi ñii ay parti religieux lañu képp ko ànd ak parti religieux violer nga constitution képp ko bàyyi parti religieux muy def politique kooku aussi violer na constitution bon suñu ay état ana conseil constitutionnel
religieux la mun na la yow doo bokk kii nga xamante ne athée la yow tam doo bokk boo seetee Sénégal le paysage politique du Sénégal mënul baax lu tax ndax parti yi fi nekk yëpp benn parti légal du ci ndaxte xamuñu concept de la laïcité. wàllu wér-gu-yaram jàppale ne lu toll ci ñett ci ay poste de santé daañ ko taxawal ca diwaan bu Kaolack mu mel ni nag li nga xam ne moom moo di tegum xeer mu njëkk mi daal nañ koy amal taax yooyu ngir rek ñu daal di koy amal jàppale ne daal nañuy ficc lu toll ci ñetti téeméeri million ci suñu ay koppar ngir rek daal di amal lu ni mel gis ngeen ko noonu ba tax dañuy dem ca diwaan bu Kaolack fekk fa suñu ay ndaw Pape Mbaye Diawo Fally Gueye. Kaolack benn hôpital moo fi nekk 28 postes de santé ci population boo xamante ni ëpp na million ñi nga xamante ni nag dañuy bëgg a faju day bari lool ci bërëb bu fajukaay yi ngir yombale leen paj moom daal dina ni lancé liggéeyu ñetti postes de santé yu bees maire Kaolack di xam ne rek ne liggéey boobu dina dikk nguuru Sénégal lu toll ci 300 millions. Au lancement officiel de nos travaux dans le cadre. dëkk xam ne ne Kaolack dëkk bu mag la dëkk boo xamante ni saa bu ñu xëyee day gën a yokku loolu ba moo tax bërëb bu fajukaay yi ñu jëm ko yokk tey ñuy lancé liggéeyu ñetti poste de santé benn bi dina nekk ca Ngane Sayer benn bi ca Sing Sing benn bi ca Darou Salaam liggéey boobu nag xaalis bi fi mu ne nii boo ko doon xayma dina ëpp 300 millions de francs CFA. 9 757 584 francs CFA. sukkandikoo ci directeur u AGETIP nag liggéey yooyu léegi mu door te bëgg bi rek mooy fexe ba yombal faj mi askan wi rawatina ci jamono ji nga xamante ni doon nekk ci Covid 19. C'est un travail inclusif de haute facture. poste de santé yi nag def nañ pose première pierre yi te léegi liggéey bi door ndaxte gis nañ ne jamono ji ku nekk xam ne ne fi mu ne nii ñu ngi ci jamonoy mbas mi te bëgg bi rek mooy fexe ba képp koo xamante ni rek da ngaa soxla bërëb bu fajukaay mu yomb ci yow te jege la. Répondre efficacement à la riposte contre la Covid. liggéeyub ñetti poste de santé yi fii ci Kaolack nag dinañ ci boole tamit liggéeyub réseau assainissement bu toll ci 5 kilomètres. ginnaaw Kaolack ñu wutali Kolda ak li ko wër jàppale ne nag lépp lu ñeel wàllu bundu xatal xoxotal yi nga xam ne nag dañ ko doon faral di teg ci kaw soxna yi wala bokk yenn ci xarafal yoo xamante ni ñenn ci ñoom itam daan nañ koy dund lu ni mel itam wàññeeku na bu baax a baax ci woowule gox liggéey bi nga xam ne ñenn ci ñoo xamante ni nag jëloon nañ mbir mi def ko seen yëfi bopp ñu ngi ko doon amal boobaak léegi ca diwaan bu Kolda ak lu ko wër Abdoulaye Diallo. ginnaaw biñ fi amalee ab projet depuis ñetti at ay jigéen yi yëngu ngir xeex métital yi ñuy faral di teg ci kaw jigéen ñi ak ci kaw xale yu jigéen ñi yile métital ñu ngi wàññeeku ci bët saalum réew mi. mi ngi wàññeeku quoique sur le terrain chaque jour ñu ngi dégg ay violence mais ñun xam nañ ne mi ngi wàññeeku ci lu bëri. parce que léegi dénonciation bi mi ngi am te nos alliés mooy la justice. Le tribunal la gendarmerie la police suñu alliés yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi la boutique de droit ñi ngi def ay liggéey yu am solo. pour ñoom c'est parce que nit ñaa ngi tàmbale am sañ-sañ di signaler képp ku amal ñaawteef bi ni mel la. wàññeeku na bu baax ndax xam nga lan moo ëpp solo pour wàññeeku bi mooy nit ñi ñu conscient que ni lii waruñu ko def donc sensibilisation bi permettre nañ ñu tey que les gens vraiment sont devenus de plus en plus conscients que ni. lii ay jafe-jafe la et que lii yoon bëgg ko et que lii yoon mën nañ leen ci teg ay ndaan loolu rek je crois que résultat la donc la conscientisation des populations la sensibilisation. leneen li ci des mooy nit ñi commencé nañu am benn culture dénonciation. ngir ñu mën fii yegg amal nañu fii ay activités yu bëree bëre. on a mis en place des brigades de dénonciation et de conscientisation brigades yooyu nag. communauté bi yëpp mën nañu wax ne ñoo ci bokk. bi ñu paree la mise en place de ces brigades on a renforcé leur capacité ndax ci wàllu droits humains yokkal nañ leen seen xam-xam bu baax a baax si nan la ñuy defee counseling ci nan la ñuy accompagner victime ak bu victime amee yan jéego lañ ci war a def. membre brigade de dénonciation yooyu ñoo bëgg ñu jàppale leen ba ñu mën a wéyal seen i liggéey même bu fi projet bi newul. ñeneen ci ñoo xamante ni war nañ leen jàppale bu baax a baax di ñi nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca commune bu Gumbayel moo xam ci wàllu loo xamante ni dees na ko mën a jëfandikoo mu jëm ci wàllu ñam xeex wàllu ndóol wala bokk li nga xam ne moom moo di xàll wi ba tax itam lépp lu ñeel wàllu dem ak dikk dootul taggatémbe benn yoon bu ñu sukkandikoo ci Younous Sall bi xam ne rek ne war nañoo mën a taxaw bu baax a baax askan woowee nag keneen itam di député bi di Jimo Soare la mu artu mu di wàllu xàll Moussa Omar Gueye ci reportage.
ñeent fukk ak juróomi tonnes ci wàllu dund buñ koy xayma ci koppar mu war a toll ci $22 millions ci suñuy koppar mooy li nga xam ni kii di maire bu Gumbayel Younouss Sall daal dina ko jël ngir séddale ko askan wi ci jamono ji nga xam ne sàq yi daanaka dara newu fa te li nga xam ne ñu ngi koy bay daanaka dafa ñoragul. 22 millions la mais c'était 45 tonnes mais les 15 tonnes kon joxoon nañu ko les imams kii les chefs du village ak ñi nga xam ni seen néew nañu doole loolu duñ ko mën a wane. ñu des 30 tonnes te ñu woo population bi yëpp ñu xool nu ñu koy distribuer ci population ku nekk am ci ñu ko yàlla war sax. ci nga xam ni moom mooy Djimo Souaré nekk député président conseil départemental bu Goudiri moom nag nee na daal ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi nañu gestu askan wi yeewoo ci bundu seeni jafe-jafe ñu indi ci ay saafara. donc président Macky Sall nag depuis mu ñëwee am na ay jéego yu mu def en termes de désenclavement parce que am nañ plus de 500 kilomètres de piste donc dañuy ñaan gouvernement bi mu gën a góorgóorlu ci côté boobu pour ñu mën a désenclaver totalement suñu département Gumbayel la commune Gumbayel ak yeneen i commune tamit te nag bëgg nañ commencé gis tamit du goudron. ci Gumbayel askan wi fay yeewoo nag rafetlu li nga xam ni def na ko kii di Younouss Sall maire bu Gumbayel. si maane maamu li ñu amoon yëpp jeex na nawet demagul dugub yi ñoragul macha allah. imam Bala Fulbe xaalis amut kon lii bu ñëwee amal nañu njëriñ bu baax sax ndaxte fu mu ñëw sax dañ ko gën a yittewoo. li am ba des mooy boo duggee ci dëkk kaw yi di nga xam ni lu jëm ci wàllub jafe-jafe dund ak lu jëm ci wàllub jafe-jafe yoon ak bërëbu fajukaay nekk na loo xam ni dafa ni weng te lu ni jonn jarul jeex. mbokk yi jàpp leen ne ëpp na ñaari junni ak téeméer ak lu ko toftal ci ay ndongo yoo xamante ni daañu jëfandikoo ay ñam yoo xamante ni dañ leen koy séddale xeex lu ñeel wàllu xiif lu ni mel ñaka amle bokk na ci Sikodev ak ñenn ci ay partenaires yoo xamante ni ñu ngi ànd ak moom booba ak léegi ci liggéey bi nga xam ne nag mi ngi koy amal waaye tam la nga xam ne teg nañu ko ca kaw bokk na ci yenn ci yoo xamante ni ñu ngi koy bay fii ci réew bu Sénégal lañ ca jublu mu di nag ñuy dundee li nga xam ne fii la ñu koy bayee fii ci réew bu Sénégal di sa Pereira Ahmadou Bamba Samb ci reportage. Sénégal ba mu daj département de Rufisque rek moo taxawal ab cuisine centrale semaine bu jot lu toll ci 2500 élèves nañu leen jox añ sa l'école ba jaare ko nag ci cuisine centrale boobu waaye dafa am solo ñam yi xale yi di xéewloo bàyyee ko ci produits locaux yi waaye tamit mu ànd ak qualité. parce que dañu samp fi benn cuisine centrale boo xam ne day togg di jox plus de 7 établissements scolaires fii ci Rufisque te femmes yooyu dañuy liggéey ak ñoom donc tey ñu ne nañu renforcer seen capacité c'est-à-dire jàngal leen loo xamante ni bees na te loolu noonu ñu ngi ko mën a am ci femmes yoo xamante ni ñu ngi ci transformation réussir nañ ci innové nañ seen ba tey ji seen ay produits génn même Sénégal di dem ci Europe di dem ci yeneen pays donc ñu ne bon nañ leen woo ñu daal di sottante xalaat échange leur stratégie leur pratique pour que femmes yi ñuy liggéeyal fii ci Rufisque mën a am doole mënuñu proposer aussi ay produits yoo xam te ne dañ koy togg ci cantine bi yoo xam ne xale yi bëgg nañ ko yoo xam ne aussi consommateurs yi de façon globale bëgg nañ ko. Sikodev mi piloté projet bi ci département de Rufisque daf si boole kattanal société civile bi ngir li ñuy tuddee protection sociale mën a wéy. naka la ñuy xool ba ñoŋal société civile bi pour ñu mun a aar ak yelleefu ndaw ñooñu ADASEN nag li ko xamante ne nii bokk na ci li ko tax a jóg mooy dafa nekk projet boo xamante ne nii ci wàllum naka la xale yi nekk ci école yi di def ba am lekk gu baax lekk goo xamante ne gu mucc ayib la pour mën a doxal seen jàng ni mu waree loolu moo lëkkale ñaari projet yi ndax boo xoolee projet REPROSEC bi nga xamante ne day ñoŋal société civile bi projet boobu noonu dafa am ñetti pàcc bi ci njëkk mooy naka la nit di def di faju ci faj mu yomb faj moo xamante ne ni du tar trop mooy couverture maladie universelle bi ñuy dégg beneen bi mooy programme national bourse de sécurité familiale bi nga xamante ni nguuru Sénégal moo ko jël jagleel ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen i ginnaaw beneen bi ci des nag mooy ñi nga xamante ne nii ci wàllum lekk dañoo am ay jafe-jafe pour lekk ni nga xamante ne nii moom la waree. ab journée weccante xalaat ci pratique yi gën ci wàllu transformation produits locaux yi tax na participants yi wax seen ay jafe-jafe waaye tamit recevoir ay solutions.
ginnaaw tëngee ci Alioune Dissa Préra mu mel ni am feneen foo xamante ni daal nañ fay tàggat ay soxna file la ci Sicap Liberté mu ñeel yenn ci ay produits yoo xamante ni dees na ko mën a jëfandikoo xeex lu ñeel itam wàllu ndóol waaye itam soxna yi saa yu xëyee am ci loo xamante ni dees na ci mën a jàpp def itam ci seen ak gafaga lu ni mel ki ko amal di rek ki nga xam ne moom moo di Ibrahima Serge Malou la mu bëgg moom moo di soxna ya fa dëkkee wala bokk askan wa saa ñu xëyee am ci loo xamante ni dees nañ ci mën a daan seen ak doole Ibou Diouf Amadou Ba ci reportage. ci étal yi ñu gis ci ay saabu yu bari te wuute yi nag noppi nañ ngir ñu mën leen jëfandikoo fii lañ ko defaree ci réew mi soxna yi ñoo amal liggéey bi ni mel ñoom lépp ñu tàggat leen ngir ñu mën amal liggéey bi xeex tamit lépp lu aju ci wàllu ndool. waaw ci biir formation bi daanaka ay 120 femmes la mais objectif bi aujourd'hui mooy ñu dem ba 200 femmes tey ñi fi nekk moom la ñuy jox tey seen i attestation tey premier jour bi bañ ko defee rek gis nañ ne femmes yi commencé nañ deuxième jour yi di defar ñoom seen bopp ay savon ay eau de javel donc comme pour dire que wax dëgg yàlla objectif bi atteindre nañ ko. fii nag def nañ kem kàttan ngir soxna yi am ci lu ñu jàpp ku ci nekk mën a liggéeyal sa bopp su ko defee tamit nga gis ci ab yokkute. ñoom lu ñuy defar loolu lañ ciy jaay donc loolu mooy politique autrement mooy politique bi nga xam ne da ngay suqali gox yi suqali waale nit ñi. fii ci Sicap Liberté ki di Serge Ibrahima Malou mu ngi def kem kàttan ngir gunge askan wi rawatina soxna yi ñoom ñi la nag soxla jàppale ngir ñu mën fi jëlee li nga xamante mooy ndóol. aywa Ibou Diouf li nga xam ne moom mooy ndóol ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram ñaareel bi janoo nag ci lu ñeel afro basket bi ci wàllu jigéen ñi xam ngeen ne nag niki ëllëg réew bu Sénégal gaynde yi daañu janoo ak itam Égypte moom Moustapha Gaye li mu xamle moo di dina def kéem kattan waaye itam xirtal ndawam yi bu baax a baax ngir rek ñu daal di jël bépp raw gàddu xam ngeen ne Égypte mi ngi doon rek janoo ak réew bu Guinée ginnaaw bi mu ko dóoree téeméeri bal ak ñaar. ci juróom fukki bal ak juróom ñett ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Moustapha Gaye ci micro Mor Bassine. ñu xool équipe sànq man ak sama staff bi muy équipe bu xarañ équipe bu daw bu bëri bu am transition bu am beaucoup de shooters donc ñaari grands yoo xam ne dañu am dextérité bu baax donc il faut ñu jëlee avec mag sérieux pour bañ a am surprise mais defe naa ne nous sommes confiants et vraiment dinañ def lépp lu ñu mën pour am ndam incha allah. waaw naka mentalu xale yi. waaw sant yàlla vraiment tout est au top alhamdulilah. jàpp leen mbokk yi ba tey ci wàllu tàggat yaram union sportive bu Matam ma ngay wëy di rek wëyal li nga xam ne nag moom moo di xarañteefam jamono yi jàpp leen ne mi ngi ci national 2 xale yooyee nag di wëy ba tey di làbbali ñenn ci ñoo xamante ni dañuy faral di janoo ak ñoom ca diwaan bu Matam Ali Bandel Niang. USM di club bu faño bu diwaanu Matam kat ubbeeku na dara wutali élite football réew mi la union sportive bu Matam jàll na ci national 2 gannaaw bu mu gàddoo ndam li ci compétition bi ñu doon amal ca Diourbel mu labali waa foyer Pal bu Saint-Louis ñetti but ak benn labaliwaat équipe Linguère bu Louga ñetti but ak 0. comme ni ma ko waxee sànq Matam amuloon représentant au niveau du championnat national 2 et depuis bi ñu changé formule bi nga xam ni formule d'accession maanaam au début c'était les 14 régions maanaam chaque champion ku jël champion régional rek. mooy ñëw ñoom ñëpp les 14 régions ku nekk indi représentant mais après dañu changé formule bi mu am li ñuy wax la formule d'accession maanaam dañuy par axe la axe nord bi Louga Saint-Louis Matam ñoom ñooy jongante ba pare après ku génn door a dem représenter région au niveau du championnat national 2. gannaaw bu ñu jeexalee liggéey bi nag ñu jëlaat délégation bi takkaati dàll ngir ñibbi si Matam ñu teeru leen lu ñuy teeroo buur ci biir dëkk yu gën a mag ci diwaan bile. donc comme ni ma la ko waxee rek awma secret bu may jàng lu dul liggéey parce que liggéey rek moo ñu mun a jox lu ñuy jox tey parce que boo xoolee depuis mois de décembre ñoo ngi liggéey ak xale yi xamante nañ miinante nañ te xale yi xamante nañ seen biir parce que boo xoolee la plupart d'entre eux ay xarit lañ loolu ça a joué dans le groupe parce que am nañ groupe boo xamante ne tey ñoom ñoo mun a liggéey ensemble parce que tey depuis ñu def regroupement de 10 jours ñoo xamante ne xamante wuñu miinante nañ ba ñoom ñooy fanaanandoo ci benn léegi loolu moom secret la ci groupe te yaakaar naa ne loolu avantage la ci équipe boo amee noyau boo xamante ne mën nga ciy compter. ñoo ngi entraîné ñoo ngi luwee benn kër xam nga ñoo ngi entraîné matin et soir daal
waaw dañoo entraîné même fële aussi à Diourbel foofu la ñu nekkoon matin et soir di ñu entraîné du ñu bàyyi dara quoi maanaam. gannaaw kon bi ñu ubbee buntu national 2 joueurs yi nga xam ni ñoo footballal USM fi mu ne jox nañ leen ay bëccëgu bër laata kon championnat bi di door te nag dirigeant yi jiite club Fagno bu Matam fi mu ne ñu ngi jéemi pexe ngir daje gouverneur bu Matam ngir mu amal ab CRD ngir ñu waxtaanee ëllëgu club bi. ëllëgu club bi Ali Bandel ñaa ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax mbokk yéen itam naka noonu ci li nga xam ne moom moo di teewlu wi des leen di wéy ak suñu ay programme léegi ak rédaction bu télévision Futur Média ba tey Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew jukki leen xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam dañ leen di ñaanal fanaanug jàmm.